jërë ngeen jëf mbokk yi di rafetlu bu baax a baax ànd beeg seen télévision Leral TV leral.net ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax lu ñu mën a wax rek mooy tey jii nag seen grand reportage dañoo ñëw fi nga xamante ne moo di Pikine fii ci cimetière Pikine nekk armeelu Pikine rek ngir tamit waxtaan ak yéen ci li nga xamante ne moo di suuf bi nga xamante ne nga ko war a dolli ci armeel yi te benn collectif taxaw temm ngir fexe tamit mën a moom seen ay suuf na tellement que moo dafa am ay jafe-jafe yu nemmeeku fii ci armée moo tax tey jii Leral.net Leral TV déplacé wu fii ci cimetière Pikine yi fa seen waxtaan ak yéen ci li nga xamante ne moo di jafe-jafe yu ci am tey jii nag ñu nar a jàkkaarool ki nga xamante ne moo di Pape Daffé nekk tamit bokk ci ki nga xamante ni maanaam ci ñu yëngu ci ngir tamit suuf si gën a mën a yaatu ci armée yi moom la ñu jàkkaarool nii monsieur Daffé ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw Cheikh bi ñu ngi lay ziar di la baalu àq di baalu askan bi yëpp àq di ñaan yàlla suñu borom liñ fiy waxtaanee yàlla buñ fi wax lu ñuy xeebee te ñu xam ne ci kàttanu yàlla dinañ jéem lépp lu ñu mën lu waa sama suuf ma yokk suma armeel ñoo ma yónni rek ma am ay kàddu yu ma war a jàllale ak yéen pour leeral leen li nga xam ne moo ne ci biir armeel yi. Pape Daffé en fait est-ce que par exemple sama suuf sama armeel lu waral ngeen taxawal boobule collectif ngir tamit lan mooy waral exactement. waaw sama suuf ma yokk suma armeel ay collectif yu bari la. comme ni ma koy waxee à chaque fois ñu mel ne ay Pikine jóg jëf espoir de Pikine sama yitte doomu Pikine maanaam ay kii yu bari la daal yoo xam ne ñoo ko ak ay comité cimetière ñoom ñëpp ci lañ bokk. waaw ñooñu nag kuréel googoo dajaloo tuddee seen bopp sama suuf ma yokk sama armeel. armeel yi moom waxatuñu fees mais dafa egg ci dell dafa fees dell yéen gis ngeen léegi seen kanam diggante bi ngeen fi toogee rek gis ngeen ñun fi waajal nañ fi ñett mu ñuy ñaan yàlla ñooñu yàlla na leen yàlla xare àjjana te yërëm leen ci barke yonent bi bon di wax ne armeel yi dafa fees bi mu feesee ñun ñu ngi def li jullit war a def. armeel yi fees na ñu dem ci kilifa yi waxtaan ak ñoom yëgal leen ko yëglu loolu nag du tey bi ñu waxtaanee di waxtaan ba bi ci mujj ñu dem seeti kilifa gi nga xam ne moo fi ne maire Pikine bi Ablaye Timbo ñu dem seeti ko biñ ko seetee bon mu ñëw ànd ak ñun def visite bi c'était un vendredi ñu seeti ko samedi bi mu ñëw ànd ak ñun dugg ci site bi xool fi nga xam ne fi la ñuy wax pour ñu yokkal ñu ko mooy 12 hectares 7 yi 12 hectares 7 yooyu dañ cee seetlu benn affaire dañoo seetlu ci fan yi weesu nii 2 ans yii nii ni ñuy caxatee suuf si foofu ci ginnaaw def fi ay hangar boo xam ne Ibrahima Khalil Fall moo ko fi def muy hangar bu verte bii ngay jàkkaarloo nii xam nga muy 2800 mètres carrés benn doomu aadama jël ko armeel yi fees ñu naan déet ci ginnaaw kër yi fa nekk ay arrêt d'escos la mais gars yi ngi continuer di tabax par guddi ak par week-end te kilifa gox bi ci boppam muy Pape Gorgui Ndong moom ci boppam moo ne kër yi fa nekk yëpp benn valable ci. Pape Gorgui Ndong moom ci boppam moo wax loolu gémmiñam sama nopp collectif bi mu demee seeti ko moo wax loolu ne kër yi fa nekk yëpp benn valable ci lenn daal la xam ne valable na fii mooy hangar bi te hangar bi tamit valable parce que waa ji dafa abboon parce que alalu réew mi la da ko àbb pour bay ay jamono mu def fi ay cocotier la fi defoon boo xoolee boo demee ci ginnaaw hangar bi di nga gis cocotier yi restant yi mais loolu dañ ko defoon pour ëlëmal nit ñi boo gisee yaakaar ne dañuy bañ def te bàyyi ñu dañ prévoir pour def fa hangar duñ ko dër def fa hangar luye ko ay indien di ci fayeeku xaalis bu weex tàll par weer te armée yi fees comprendre nga te alalu réew mi la kon boog am na loo xam ne waa suuf ma yokk sama armeel sama suuf ma yokk sama armeel dañoo jug tembe dara taxu leen a jug ci fulla ci fayda ak ci jaamu yàlla pour que ñu jox ñu suñu 12 hectares 7 yi ñu yokk armeel yi parce que armeel yi fees na te mënatul xaar urgence la. kon gëm ngeen naka ngeen jot ko loolu di ngeen ko yokk. incha allah ci kàttanu yàlla di def appel di woo kilifa réew mi suñu président Macky Sall di ko woo di ko xamal ne ko bërëb bi ay famille mi ngi fi
famille ñi ngi fiy tëdd Timbo daf fiy ñëw souvent di def ay ziaram famille Macky Sall ñi ngi fiy tëdd parce que am na ay mbokk Timbo yu fi tëdd Timbo bërki dem rek la fi ñëw di ziare kon boog moom armée li nga xam ne ay kilifa ñoo fiy tëdd ay xutbu samaan a ngi fi tëdd ay nitu yàlla ay shérif xoola famille yi ci Sénégal yëpp këru diine yëpp seen njaboot a ngi fiy tëdd. lan moo tax parfois bu leen génnee di marche par exemple ngeen am ay jafe-jafe ñu am ñu ciy jàpp loolu loo jàpp. non marche guñu parce que marche bi le 8 la bërki démb dañ doon def délibération dañ doon def délibéré bi ñu def délibéré bi parce que ñun samedi lañ fa dem Pape Gorgui Ndong daf ñu recevoir samedi bi mu recevoir samedi bi mu ñu recevoir samedi sax ay say cosaan bi nekk fii bi mu wax ne daf leen bëgg a dagal terrain fii ci ginnaaw ñoom la njëkk a recevoir parce que dañ bëgg a nangu terrain ay cosaan comprendre nga ne leen léegi dañ leen di dagal ci 12 hectares set yi fii jour boobu dafa recevoir cosaan bi mu recevoir ay cosaan ba pare après ci la ñu recevoir ñun ñu dugg ñun bi ñu duggee ñu waxtaan ak moom fekk avant boobu nag rencontre bi dafa metti woon parce que pour ñu am ko sax problème la bi mu yëgee ni Timbo recevoir nañu nag ci la ne xaaral ma recevoir ñi samedi la ñu recevoir bi ñu waxee ak moom mu ne ñu noonu jour boobu la ñu wax nañu kër yi nekk fii ci ginnaaw yëpp benn volable ci parce que ay arrêt d'oscos mi ngi fa ne d'accord mu ne hangar bi daal la défendre xaw ma nag moo ko borom hangar bi nu mu demee biñ paree ci loolu 2 jours après ñu dégg ñu ne parce que lundi bi lañ toog ñu ne jeudi dafa am kii délibération leen mais naka la ñuy 2 jours même pas 72 heures ñu ne délibéré am na bi ñu laajee ñu dañ demoon ba ci commissariat Pikine ne ko ñun dañ lay yëgal lii ak lii suñu coow li ngay dégg balaa ñuy ñëw di ñëw di yàq suñu dara naan ay affaire de politique la wala dugg na fii génn fii ñun ñii ñoo ñëw nii ak nii lañ taxawee dara ñoruñu lu jul suñu suuf ñu yokk suñu armeel délibéré bi tey nag dinañ dem taxaw déglu yëddu li suñu camarade bi di wax naan dañ leen di sikkimu bu ñu ñëwee toog def nii dëgg maa di leen xool ba xam lu ñu fay tëral ak li ñu fay def biñ taxawee ñun ñu ñëw nañ taxaw def en face ak mairie bi taxaw di déglu ñu ne ñu nag yéen doo leen fi taxaw. ñu leen wax loolu takk der yi commencé dóor ay lacrymogène xam nga seen ñenn ci conseil municipal bi dégg nañ ci ci ndëgg sërëx ci weewu bëy lañ koy xaw ma dafa am lu ñu fa am ñoom it moo tax ñenn ñi ñëw voté ne dañuy ñëw pour voté. intérêt personnel. merci dégg nañ ko amaguñ ci lu leer carrément mais dégg nañ ne daal am na lu xew ci suuf bi loolu amee police yi nekk fa sànni dóor ay lacrymogène ñun ñu taxaw fi ñu taxaw ñu koy dóor amul problème am ñenn ñoo xam tamit dañ ciy gis seen bopp ba yenn kër yi am ñoo xam dañ génn di ko ne parce que yenn kii yi ñu dóor obi yi ñu dóor ci seen biir kër yi te xamal lacrymogène dafa metti mais nag xeexuñu xuloowuñu defuñu dara ñi ngi def suñu ay. est-ce que si jàpp kenn. non am na ñu ci teewoon mais après dañ leen bàyyiwaat parce que dañ leen di bàyyi liggéey defuñu dara defuñu lu ñaaw waxuñu lu ñaaw defuñu dara ñun li ñuy def yëpp dafa leer comprendre nga xanaa ku ñëw taxaw jëmal boppam ne la lii ak lii moo fi ne nga wax mu génneel la lu leer maire bi Pape Gorgui lu ko jaaxal mooy que liñ ko wax yëpp dañ ko tegal ay kayit yu leer nañ liñ koy wax lépp lu leer la dañ ko koy tegal ne ko xoolal mi ngi nii ñoom 12 hectares set yi buñ ko xamee yàlla ak ñun la ñoom dañ doon dagg di dem rek expliquer ay cité wat gaynde lañ fiy def ak lu nekk li xew fii yëpp xam nañ ko ay Pikinois lañ fi lañ dëkk fi lañ juddoo fi lañ yaroo te duñu ay naxa-naxa yu dox nii déedéet man maa ci gën a xeebu comme li may wax ñi seq collectif bi man maa ci gën a xeebu ñi ci des ñëpp ay kilifa lañ man maa ci gën a xeebu. waaw Pikine ànd na ngeen ci combat bi. mais bu baax Pikine bi. mais Pikine amul lu doon armée li boo xoolee vrai Pikine waa mi ngi ne la tëdd Omar Zo Mbaye mi ngi nii tëdd symbole Pikine kii xeexal na lu nekk Pikine kooku rek war na mën a tax bépp maire bu fi nekk wala bépp doom Pikine bu nekk fii nga jug raay sa bopp parce que xeexal na lu nekk Pikine dafa xeex ba tëdd dafa xeexal Pikine ba tëdd ku ne Omar Zo Mbaye rek Pikine ngay xalaat kooku rek ay Père Falaye Balde ñu ngi fi tëdd ay kilifa ñu nekk ay shérif ku nekk xam nga. dafay dernier laaj bi rek mooy fii mu ne seen prochain combat bi lan la fii mu ne maa ngi dégg sànq ngay wax da ngeen di marché. si prochain combat bi mooy que ne le 8 incha allah
ci kàttanu yàlla dinañ bind préfet yëgal ko pour mu protéger ko parce que xëy na dina am ñiy gàmmoog ñiy raas jëm bokkuñu dinañ ko yëgal ki nga xam ne moo ñu yilif ñun ñëpp muy préfet bi dinañ ko yëgal tàggu ko xamal ko li ñu war a def defuñu ko ngir lenn lu dul doxu ñaxtu comme ni ko ñeneen ñi di defee doxu ñaxtu yëgal ko askan wi xamal leen ñi nga xam ne xamuñu lu xew ci ginnaaw ñu wax leen li xew ci ginnaaw pour que sama suuf ma yokk sama armeel ñu jox ñu ko ñu yaatal parce que armeel yu moderne la war a nekk comme baaxee ni mu mel ba nga xam oto dina mën a dugg ci biir mais espace bi dafa yaatu oto mën a dugg ci biir lépp mën a dugg ci biir mu nekk ay armeel yu moderne war nañ ko mën a am armeel yi depuis 1952 la 4 hectares 12 hectares virgule 7 laajuñu 5 laajuñu 6 laajuñu 7 12 hectares virgule 7 yi moom lañ soxla yokk suñuy armeel te le 8 incha allah dinañ marche bu mag di ci woo Macky Sall Pape Gorgui Ndong tëb nañ ko de fàtte nañ ko moom fàtte nañ ko fi mu nekk nii kilifa ak réew mi la ñuy waxal muy El Hadj Macky Sall ñu ngi lay wax di la talal loxo defaral nga nu jumaa ju mucc ayib defal ko géejawaay ñu lay ñaan nga eggale sa yéene yokkal ñu suñu armeel yi jàmm na ñooy. d'abord sëñ bi da nga présenté. man maay Cheikh Alla Cissé bokk ci front bi nga xam ne ñoo wax ne sama suuf ma yokk sama armeel ma nekk aussi riverain ci armeel yi nekkaat le délégué de quartier. ndax mën nga ñëw par exemple ci li nga xamante ni moo tax a jóg collectif boobu ak tamit lan mooy seen naqar fi mu ne. waaw xam nga Cheikh Moussa que le grand point dafa ne dogal boo gis delloo ko ki xew-xew ginnaaw bi ñu sant yàlla baax julliwaat ci ñool màkkale salaam sangu basar di ñaan njiitu ñëpp yàlla yokk seen leer ñun ñi fi desandi yàlla yàggalu fi wéral nu seen naqar mooy dañoo xam gëm dee xam ne dañoo sàkk dee doo ko sàkk dund barab yi boole ñu du ay club du ay tuutate barab yi ju boole ñu ñëw di seere waajur yi ak wëllëre yi ba am benn lien affectif ci barab yi ñu def un constat ne barab yi fees toll na foo xam ne foo loxo dugg ci gannaaw dee day ñëw day bettee mais ñun ñu ko ragal ñu ne nanu dox ci dans la discipline ne barab bi nan lu ko yokkal fan dafa la nga espace boo xam ne dafa landi barab bi 4 hectares la depuis 52 ñu jenc tous les jours ñu jenc benn bés rek ñu toog ci at mi xëy bu wàcc xam ne tey kenn jencul mais barab bi lang ak benn espace boo xam ne 12 hectares 7 la nu fi ñu dëkk juddoo fi yaroo fi daan jaar fii wut fii garga mboose dem ci darkase yëlee toolu bàyyi gaala doog a dem terrain armel ya ñu xam suuf baax ne suufa si joor la espace bi lang ak barab bi moom un hangar de presque 3 hectares ak fu ñu mbéyum dër ak quelques bâtiments ñu ne ñu ko jox bu nu ko joxee ñu yokkal armel yi te bu nu ko yokkalee armel yi dañ cee mainmise c'est-à-dire kenn dootul tabax nañu def bàq ya ak yoof lañ fay def pour mu mën a gudd fan te barab bi aussi fii nga may interviewé barab bu ñaanukaay la yàlla dafi def loo xam ne ku xamoon doo fi géej ndax loo fa ñaan yàlla na koy am ay waliw ay ilimanu jàkk ay kaang ay fóori ay doomi soxna la famille omarienne am nañ fi fukki xabroog yet kii wan mel nii ginnaaw day ponk ci waa xaadiriya sunu maam Dukuré alaaji Madiama Diop bi ngi toog Pape Diop un grand notable alaaji Umar Si imam fii bi ñu koy janj keroog sëñ al imn dafa dox ba fi ak ñeneen ku lim rek am loo fàtte de grand Pikinois ñu fi tëdd mu nekk barabu ñaanukaay boo xamante ni bii ñun mi san ko mu bokk ci ñun ñu ne xuloowunu xeexunu danoo bëgg président de la République yëg ko gannaaw dafa ne teraanga Pikine ci jumaa ak géejawaay yu mucc ayib ñu ne dañoo jàpp ne bu déggee suñu aajo mën naa faju il faut pas oublier les morts waaw les rafet ngeen njort que loolu ngeen di ngeen ko am 12 hectares yi ngir mën a yaatal. mais bu baax a baax kii du combat entre deux Pikinois du ay combat entre deux Pikinois déedéet ñun ñoo bokk bëgg mooy ñu jox ñu suuf sële ñu yokk armeel yi te jamono ñooy te it boo xoolee autant on disait néew parce que bariwul woon mais léegi boo toogee fii léegi boo fekkul néew fekk la fii am na bés boo xam ne moo jë record bi ci 2020 te boo xaymaa 2020 janvier juin ñi fi jënc ñëpp fuuf ñi jënc 2018 ak 2019 may profité di rendre hommage au fossoyeur le conservateur Alaaji Ablaye Ndiaye Baye Sakho Ñaas nga xam ne ci tànku bayam la jaar Zenga Serigne ak Aliou Ndiaye c'est des fossoyeurs hors pair
boo fi ñëwee na nga leen di xool seen coono ak flair ñoom flair pour wutal la foo tudd sa néew ñu leen di nuyu di leen gërëm de passage. li ni mel nag antuwul nag yéen taxawaay ngeen. ah mais li sapeur-pompier wax dañ ne l'explosion on peut pas la combattre mais on peut la prévenir ñun dañu alerter tout le monde rek balaa muy loxo daw ca ba ngeen mi tànk. armée li fees na bëgg na fi place bëgg na fi palto yàlla bàyyiwunu li ñu bëgg mooy ñii nga xam ne ñoo fi nekk dans la tranquillité ndax ñoo mënuñ ñëwaat pour faynu liggéey bi yàlla ñu koy seet pour moom gën xoolee kële kee Pape Biram mais war ngeen inquiété pourquoi ñu suul ko fii Guédiawaye la wàcc Parcelles la wàcc liggéey mu ànd ak waa kër ak i bokkam ñu ñëw gëdd armeel yi fekk fa soirée yu wàcc fu ñu dóor gis di tudd yàlla de minuit à 1 heure du matin fu ñu dóor peel maa ngi taxaw ci témoin des opérations fu ñu dóor gis di tudd yàlla ñun les volontaires ñu ne ñëw leen fii ci xëy yi mi suñ ko dagg leen pour suturaal ko moo tax ñu indi ko fii armeel dafa fees yàgg naa fees sax dafa yàgg fees moo mën a poche rëcc léegi nag benn solution moo amagum muy woote après désherbage yi pour dindi ñax yi pour amaat yeneen frère mais bu loolu lépp jàllee armeel yi fees te dee am na xalaxal moo tool ay yaata yàlla dafa sàkk jë doogu sàkk te dee day bettee ñuy bañ nag dem ba tollu ci rek bëgg ko def débat non fekk ñun waxoon nañ ne nañu wax bara balee ah non jàpp naa kenn du ko bañ ah non jàpp naa ne kenn du ko bañ. waa Pikine ñëpp xam nañ nu mu demee Guédiawaye ñëpp xam nañu armeel bi fees na comme ni ko jëriñ Cheikh Allé waxee rek 52 ba léegi ñu ngi fiy denc ay nit man maa fi yenn maa fi 7 heures bu ñuy ubbi armeel bi man maa fi ne mais boo fi indi say néew balaa ñuy denc néew dina def 1 heure de temps ngay wër fi ñu ko war a gas léegi boo xoolee sa ginnaaw fee muy hangar bi fa nekk ak si ginnaaw espace bi fa nekk loolu rek la ñuy ñaan rek muy président Macky Sall comme ni ko sama camarade yi waxee def na fi juma Guédiawaye ñëpp kontaan ci loolu def juma Pikine ñëpp kontaan na yeggaliwaat yéenam rek muy espace bi nañ ñu ko jox waaw loolu daal la ñuy ñaan quoi ci président. da nga jàpp ni moo tax joxuñu leen ko da nga jàpp ni. mais politique chaque jour waxu politique ngay dégg parce que politiciens yi dañu bëgg suuf di jégaluwaat ci loolu quoi dañu bëgg suuf mais bu lii nii waruñu sax di xaar di sikki saaka bu ñu ne yokk armée war nañ taxaw ñu d'accord signé loolu parce que fii ñun wutuñu fi titre foncier pour dëkk fi ñun armée bi moo ñu tax moo ñu ñor moo ñu tax a jóg moo ñu bàyyiloo suñu lépp li may wax ni Pikine waa yëpp xam nañ li may wax sax 1 mois liggéeyu ma weer a ngi nii liggéeyu ma chaque jour fii laay xëy di seetlu barab bi billaahi wallaahi nañu dimbali rek di ñaan Macky Sall waat nañu dimbali muy espace bële ne fii ñëpp xam nañu fee nu mu demee am na ay arrêt d'escorte yu fa nekk ak yeneen yoo xam ne ni mooy loolu comprendre. espace bu leen ko joxee jàpp ngeen defaraat ko yeeslaat ko ba mu méngoog jamono. waaw loolu lañ bëgg mu mel ni comme armeeru Yoff ak Bakhya Touba loolu lañ bëgg tey jii boo fi indi néew sax laa la fii oto sax du fi xaj wallahi adim fii day fees del ba nit ñi sax dootu léegi instant yi sax nit ñi dootuñ fii la ñuy taxaw ñenn ñi xaaj yi dem xaaj yi taxaw yàlla xam na ni xaaj bi ñëpp fii la ñuy taxaw wala parfois nii aljuma bii passé 17 personnes lañ fi denc samedi bi tamit waxuma ak ba dimanche chaque une semaine rek boo ñëwee dina romb 40 personnes mais loolu est-ce que armée bi mun na xaaraat loolu lii urgent la te ñun ñëpp Omar Zo Mbaye ngi nii tëdd fi ay kilifa fi tëdd seen mbokku politiciens yaa ngi fiy tëdd te kenn ëppale woon ndomba baat ci réew mi ñu ngi nii tëdd nañu gëstu loolu parce que ñun ñëpp duñ fi des ñun ñëpp fii la ñuy mujj loolu rek la ñuy ñaan Macky Sall xeexuñu xulowuñu saagawuñu kenn lu dul ñaan ñun ñaan lañ fi nekk. Aliou Sow ñoo ko gisandoo mbokk yi li nga xamante ni moo di waxtaan reportage bi ñu doon def rek jëm ci li mbokk yi ñoo ko gisandoo ci image yi mu nekkoon seen grand reportage tey jii doon waxtaanee li nga xamante ni moom moo di cimetière Pikine ak tamit jafe-jafe yi ci am dégg ngeen ko seen ay kaddu li nga xamante ni moo di naqar bi benn la jafe-jafe gi benn la mooy fexe gën a yaatal armée li rek bu ko defee li nga xamante ni moo di armée li Pikine gën a mën a am yaatuwaay mu nekk tamit reportage bi nga xamante ne ànd nañ ko ak collectif bi nga xamante ni ñooy seq li ni mel tamit ñoom tamit yëkkati nañ seen kaddu di ko biral ca kaw di sàkku rek ci nguurug Sénégal mu gën leen maanaam gestu ci li nga xamante ne moo di jafe-jafe yu am fii ci armée de Pikine li moo nekkoon mbokk yi seen grand reportage fii ci Leral TV Leral.net di jaajëfal bu baax a baax Alioune Badara mu nekkoon ci caméra bi di jox dig daje incha allahu rabbi beneen numéro grand reportage Leral TV Leral.net jërë ngeen jëf.